internet yi nga xam ne yéen a seetaan Dakaractu TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di am mbégte ni ñu koy waxee saa suñu jàkkaarloo ak yéen tey nag ñuy dalal maire bu Mermoz Sacré-Cœur di Barthélémy Dias xam ngeen ne 6 mois mu ngi nii waxul ak askan wi def na sax point de presse waaye tey ngi gën a ñëw yaatal waxtaan bi am ay ponk yoo xam ne ndax nañ ko leeral moo tax ñu fekk ko fii ci këram nekk fii ci Sacré-Cœur monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu internautes yuy suivre le site internet Dakaractu. ñu ngi lay nuyu di la masawu ci li nga xam ne nag moo la daloon xam nañu suñu ay locaux la ñu ñëwoon jël si waaye nekkul woon suñu coobare par ma voix ak ñi nga xam ñu ngi fay liggéey ñëpp ñu ngi lay nuyu te di la masawu li nga xam ne moo la daloon. jërëjëf wante yéen tamit man maa ngi leen di masawu tamit parce que jour boobu malheureusement tamit certains de vos employés tamit dañ leen ci dugal te pourtant Dieu seul sait que da ngeen doon liggéey seen liggéey di leen di jaajëfee tamit. parce que ñun moom la ñuy xaar ci la presse sénégalaise mooy informer juste et vrai. ñu gis ne ci magistrature Macky Sall président de la République benn yoon lañ la ci jàpp mooy 6 mois yi ñu la mujjee tëj waaye gis nañu tamit bi fi Abdoulaye Wade nekkee dugg nga kaso duggaat kaso est-ce que nekkul Barthélémy Dias mooy problème bi wala justice sénégalaise la wala démocratie bu Sénégal Barthélémy amu ci place. waaw je pense que man fii laa juddoo fii laa yaroo. yàlla def peut-être ma dundu bitim réew ay quelques at dellu si waat Sénégal wante lu am ba am tey c'est que man lu ma yóbbu kaso du suma coobare daanaka man jóguma dem seeti procureur ne ko daal dama na ma dem kaso dama soxla mandat de dépôt parce que daanaka lu may bëggee ci biti dafa bëri ma bëgg a dem noppaliku yi kaso kooku demeewul noonu lu ma yóbbu kaso wax naa ko waxaat ko duma si delluwaat parce que je pense que tey am na leen lu may xaar comme parrainage suñu candidat organiser suñu groupe pour mën a dem ci askan waxtaan ak ñoom wante lu am ba am politique moo ma yóbbu kaso kooku loolu moo am politique moo ma yóbbu kaso te damay biralaat wax ci fii Dakaractu outrage à magistrat dañ ma ci toppoon wante loolu yóbbu ma kaso parce que ñoom xam nañ que saaguma benn magistrat xasuma benn magistrat parce que tudduma kenn ci turam wala tudduma kenn ci fonction bu ci tegu tamit mooy luñ ma doon topp mooy seen waxu dama woote pour xale yi dajaloo wàcc ci mbedd bi pour def lu du ngeen xam ne daal dafa du naka su noonu boobu tamit ñu daal di ko dàq ne boobu tamit amul ñu ne man daal dama ñàkk ormal ndogalu justice mooy discrédit jeté sur une décision de justice boobu tamit moo tax ma appeloon parce que dama jàpp ne ni boobu amul parce que nee nañ boobu pour mu am daanaka ku la jox micro wala jox la caméra am pour nga mën a wax kooku foog ñu topp ko te ñoom sañu ñu woon topp waa Dakaractu parce que munoo topp tey benn télé benn rajo wala benn site internet wala benn journal bu doon def liggéeyam parce que constitution du Sénégal moo may journaliste yi ñu mën a liggéey seen liggéey mooy dem taataan information mën ko relayer te loolu noonu la demee donc jël ma tëj ma ci kaso ci discrédit porté sur une décision de justice te bëggoo topp ku nga xam ne ni moo ma joxoon micro parce que yow sa bopp lu ngay def ni gëmoo ko wax ji mooy lan mooy dañ ma téye woon parce que daanaka man maa nekkoon baatu Khalifa Sall man maa doon fital njabootu Khalifa Sall maa doon dooleel entre autres njabootu Khalifa Sall ñoom noonu lañ ko gisee woon te yàlla xam na ni que biir njabootu Khalifa Sall am na ay Barthélémy Dias yu bëri wante man mii lañ ci seppi woon ñu ne kii daal nañ ko génnee ci lii teg ko fële ci kaso bi yàlla dogal nag ma def ci juróom benn weer génn maa ngi sant yàlla tey lu ma ñor mooy góorgóorlu ba Sénégalais yi ñu gëm na ni définitivement que Khalifa Ababacar Sall candidat la ci élection présidentielle 2019 mais gën a nag góorgóorlu pour que njabootu Khalifa Sall gën a diisoo doon benn te tamit continuer di dox lu ngeen xam ne ni moo tax tey Khalifa Sall nangu tëdd kaso parce que Khalifa Sall du ay caisse d'avance ko yóbbu kaso lu ko yóbbu kaso ñëpp xam nañ ko mooy yéene bu mu yéene liggéeyal ëllëgu Sénégal donc loolu tey ci tànk yooyu la ñu nekk di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp parce que nguur gi ñoom dinañ def seen kéemtalaay kattan pour jéem a atteindre seen objectif mooy dañuy jéem a atteindre seen objectif mais ba tey ni atteindre ñu seen objectif mais lu may wax ni dafa am solo parce que gis nañ jamono yi
ñu ne am na ñu doon ànd ak Khalifa Sall ñu am ci xel ñaar ñi dem nañ ak nguuru président Macky Sall ñee tee nañ seen loxo ñoom ñëpp ñu ngi béggee ñëpp di nuyu ñëpp wante nañu xam ne ni que Khalifa Sall bët yu mu leen xamee bët yooyu lay continuer leen di xoole mooy ay doomu ndey mooy benn bu ci tegu tamit mooy ñu nga xam ne ni ñu ngi ànd ak Khalifa Sall am xel ñaar parce que nguuru président Macky Sall mu ngi leen di gëmloo ni que peut-être Khalifa Sall du bokk ci élection su ma baat ci kaw ñun duñu ay gune yu ñuy nax Khalifa Sall moom xam na dina bokk ci élection man xam naa Khalifa Sall dina bokk ci élection te il faut que nit ñi tamit ñu gëm seen bopp tamit mais wante tamit gëm yàlla wóolu yàlla parce que fi yàlla ñëpp la fi nekkal te ñun yàlla la ñu gëm yàlla la ñu am te ci kattanu yàlla yàlla dinañu jàppale ci xeex bu ñuy xeex parce que xeexuñu ko ngir suñu ay njaboot dañ koy xeex ngir démocratie wu Sénégal te lu may wax ni lu ma ñor la moo tax may interpeller waa société civile di interpeller waa UMS di interpeller waa Sénat pour ñu jéem a réfléchir ci lan lañu mën a def ba détenu candidat mooy ku nekk ci kaso nekk candidat ci élection lan la ñu mën a def ba lu ko loi électorale may ci ay sañ-sañ ay droit am ñu mën ko respecter parce que ñun tey Khalifa Sall nekk ci kaso bi nekk candidat ñun dérangé wuñu ñun xam nañ lu ñuy def gis nañ fi Khalifa Sall nekk candidat ci élection député yi nekk ci kaso bi falu nekk député wante ci campagne boobu lu ko loi électorale mayoon ci ay droit am état bi daf ko jalgati parce que mënoo nekk candidat te mënoo waxtaan ak sa askan loolu mënul nekk te Khalifa Sall tey su ngeen demoon tribunal ngeen jël casier judiciaire u Khalifa Sall dafa vierge ndax dara newu ci te incha allah noonu lay demee ba ci élection yi parce que ñoom dañuy jéem wante suñu bëggoon lu ñu namoon ci Khalifa Sall ak ci situation bi su desoon ci ñoom kese tey leneen la ñuy wax wante ba tey yàlla mi ngi fii te ba tey yàlla mi ngi wone que moom la koy dogal. est-ce que aussi sa séjour carcéral dañu gisante ak Khalifa Sall am na kàddu yu mu la dénk wala wax na la boo génnee defal ma nii ak nii. bon juróom benn weer yu ma nekkoon ci kaso bi yëpp daanaka administration pénitentiaire dañu tere woon ñu gisante ñu toog di waxtaan kooku dañu ko tere wante man ak Khalifa Sall ñoo bokk ay avocat donc am na lu nga xam ne ni jot nañ ko tënk ci ay te mu ñu jaarale ko ci ay avocat parce que moom su demee seeti avocat suñ ko dugalewaatee ci biir man maay gën a dem seeti les mêmes avocats donc dañuy waxtaan à travers des avocats lu ma Khalifa Sall dénk moom laa doon wax sànq mooy nañu góorgóorlu ba njaboot bi doon beneen bi tamit nañu góorgóorlu tamit ba opposition bi nekk benn dafa am solo parce que tey opposition bi il faut pas que ñuy nax seen bopp ñu foog ne ni waaw diw su bokkulee wala Masamba su bokkulee ñun ñooy aakimoo xob yi du demee noonu ñun tey nekk ñu ci ay affaire ay kuy falu ku dul falu ñun dañ jàpp ni que le Sénégal d'abord dafa mériter démocratie parce que ay nit ñàkk nañ seen bakkan pour que Sénégal nekk démocratie ay nit nangu nañ tëdd kaso pour que Sénégal doon démocratie donc loolu déjà il faut que mu nekk un acquis bu ci tegu te loolu pour mu mën nekk un acquis damay joxe un exemple lu mel ni fichier électoral du dëgg du yoon ñuy toog tey Sénégal di waxtaane fichier électoral du dëgg su ma toogee di dégg fii ay nit di yëkkati ay kàddu di nekk fichier électoral bi loi électorale nee na fii à 15 jours balaa ñu ne mooy élection yi dañuy génnee fichier bi parce que ñoom dañ jàpp ne ni que tey ñu dem déposer seen candidature ñooñu du ñu ay candidat ñooñu lu ñu def mooy dañu daal di wane seen taxawaay daanaka dañu namm doon candidat moom noonu lañ ko jàppee mais loolu ñoom ñoo ko def loolu nguuru président Macky Sall la ko def parce que suñu waxoon tey caution bi damay joxe exemple ñu ne caution pour nekk président 1000 francs la 1000 francs wante képp kuy dem di déposer intention de déclaration de candidature da ngay joxe 300 francs te 300 francs yooyu kenn du la ko delloo mais du ngeen am 100 personnes yuy dem déposer seen intention de déclaration de candidature ñoom loolu dañ ko def pour mën a yàq xel yi mën a saboter parrainage bi parce que ñoom dem nañ ba ci biir ñu xam ne ni parrainage bi am na nu mu demee du leen arrangé ñoom
parce que ñoom tey lu leen arrangé mooy gëmloo askan wi que mën nañ jaar premier tour ñoom xam nañu ñun xam nañu donc premier tour moom leneen la ñuy wax te parrainage bi suñ ko xaymaa ñu xool ñaata candidat ñoo dem déposer seen déclaration ñooñu même suñ jëloon sax 10% de ñooñu daal di génn pourcentage requis yi Macky Sall xam na lan la parrainage bi di signifier moo tax nga ñuy dégg ñu ne ñun dañuy wut ay 1 million ay 2 millions ak yu mel noonu wante opposition Khalifa Sall ñaax loolu moom ñaax na ma ko te ñor na ko nee na ma il faut que gaañ yi doon benn parce que tey fichier électoral bi waxuma ci waxu loi électorale mais xam nga démocratie dafa am ay acquis jamono Abdoulaye Wade fichier électoral bi kenn daan loon taxaw di ko laaj waa ministère de l'intérieur parce que mi ngi woon internet sénégalais bu nekk même ñu nekk diaspora mënoon nañ dem internet dugg ci site internet direction générale des élections ñu xool ñoom est-ce que ñoom bindu nañu ci fichier bi waaw mais loolu su demee ba nekk benn acquis nga xam ne ni fichier bi mi ngi ci internet bi mais lu tax tey ñuy delluwaat ci ginnaaw jël fichier bi génne ko internet te fichier bi di wax ne ni que daal dañuy bàyyi ba 15 jours avant élection yi pour mën ko jox candidat yi waaye maintenant su amee contentieux yi nu ñuy vider contentieux yi su amee nit bu nga xam ne ni moom gisul boppam ci fichier bi kooku ci 15 jours yooyu balaa élection boobu yan pexe la am pour ñu mën ko bind ci fichier bi jox ko kartam pour mën a bokk ci élection yi donc loolu yëpp c'est fait exprès te ñoom problème mu fichier bi jotoon nañ ko am ak ñoom ci référendum bi parce que ñoom ci bureau de vote yi amoon nañ seen fichier waa Sénat am seen fichier ñun waa opposition gars yi xañ ñu fichier bañ ñu ko jox donc yooyu yëpp ay élection député yi du ma ci wax parce que élection député yi moom loolu du élection non loolu du élection parce que élection député yi ba Sénégal doone Sénégal ba tey musuñu xañ sénégalais droit de vote ñu ne ko yow mii doo voté lu tax doo voté parce que yow Dakar nga dëkk ñu dëkk Matam kenn téyewul seen carte loolu mooy dëgg ñu ngi jégalu nag di tudd ay tur wante moo am parce que tey Dakar 57% de taux de rétention daanaka yow juróomi doomu Ndakaaru bu nekk ñetti ñi da ngaa téye seen carte teg ko nag ci jaay leen doole parce que da nga foog ne ni Dakar dafa am borom mais parce que loolu moo am mais loolu waa Dakar kon namm ci Dakar te Dakar boobu lu tax Dakar di dund lu muy dund daanaka ñu jël leaderam maire am tëj ko ci kaso bi ñu dëkk Dakar ñu téye seen ay carte d'électeur taxul président Macky Sall ak lépp lu mu def ak ordre de mission yi ak xeetu dóor marteau yi yëpp 32% la fi am. Benno Bokk Yaakaar ci élection député yi xam nga tey soo amee 32% nga àkki moo juróom-ñaari siis yi waa ana 68% yu des yi ñooñu anañu ñooñu xam nga yow jël nga 32% jël maire bi tëj ci kaso bi te carte askanu Ndakaaru bañ leen ko jox indi fi ay nit yu fi bokkul jox leen ay ordre de mission ñuy wote di wote waat loolu yëpp taxul amoo 35% yaa ngi 32% te Dakar dafa am histoire mooy lan mooy Dakar ku bëgg a gagner Sénégal élection président premier tour il faut que nga def Dakar lu ëpp 50%. te lu may wax ji dafa am solo moo tax ma bëgg askanu Khalifa Sall dégg bu baax askanu Sénégal dégg bu baax lu tax ñun ñuy dundee pas yaakaar wala lu tax ñuy dund yàlla parce que daf ñu wóor na ni que dinañ bokk ci élection yi te il faut que ñi tamit xam lu tax ñu jàpp Khalifa Sall te jàpp ñu Aïssata Tall Sall moom tamit candidate la di maire Podor parce que Podor ak Dakar bokkul Dakar 98 la Abdoulaye Wade njëkk gagné Dakar élection député 2000 ñëw élection président Abdoulaye Wade gagné Sénégal parce que Dakar mooy fal président Sénégal Abdou Diouf ñàkkoon Dakar 98 ñàkk président 2000 ñu dem ñu ne dañuy def élection 2007 Abdoulaye Wade nekkoon président ñu ne Abdoulaye Wade gagné na premier tour gaa ñi ne sax jinne yi ñoo wotal Abdoulaye Wade premier tour fii Dakar yépp ay chantier la woon foo dem ñoo ne la bàyyil góor gi mu liggéey weddi gis bokku si Abdoulaye Wade am 57% premier tour Dakar département laa wax loolu moo tax Abdoulaye Wade jàll premier tour ak 54% ñu dem 2009 Abdoulaye Wade ñàkk Dakar Khalifa Sall toog ak ñu mu àndal ñàkk bu Abdoulaye Wade ñàkkee Dakar 2009 loolu moo ko yóbbu second tour 2012 te 2012 kan la àndal second tour mooy ku nga xam ne ni moo njëkk génn fii premier tour Dakar mooy Macky Sall moo fi ñëw paix Dakar
Abdoulaye Wade topp ci Moustapha Niasse topp si donc Dakar dafa am histoire te président Macky Sall lu tax mu dem second tour parce que moom moo nekkoon Pays Dakar loolu moo ko yóbbu second tour président Macky Sall moom ci boppam 2014 mu organiser élection fii Dakar élection locale mu ñàkk Dakar ñàkk bu mu ñàkk Dakar nag moo ñu indil lu ñuy dund ni tey parce que moom nekkoon na fi ministre de l'intérieur moom nekkoon na fi directeur de campagne du président Abdoulaye Wade 2007 donc moom xam na Dakar mooy lan moom xam na. kon daal mbir mi yëpp bu ñu ko déggee Dakar moom mooy problème bi. boo ko gañee war nga mun a gañee présidentielle. soo bëggee jàll premier tour Dakar foog nga am 50% moom ñaata la am ak lu mu def yëpp tëj kaso jàpp ay carte dóor ay xeetu marto yëpp 32% moom xam na loolu lu muy tekki wante xam nga ku mel ni Khalifa Sall soo ko amee opposition rek sa lépp yàqu na. parce que Dakar 19 gox-goxaat fi am 19 communes ci 19 communes nga gagné ci 16 kooku daanaka yaa ngi ay 62 63 64%. c'est-à-dire que tey su amee tey élection Dakar objectivement Khalifa Sall su génnee premier tour gagné premier tour narul jaaxal kenn wante nag waxuma dem ay second tour kooku moom duñ ko sax laam-laamee te Macky Sall soxlawul ñu koy faram-fàccee président sortant buy dem second tour loolu lan lay tekki xam na ko. moo tax tey président Macky Sall di def lu muy def di ñu jaay doole parce que cooli bi yëpp Dakar bi la tey dafa am lu mu namm ci ñun te lu mu namm ci ñun wax nañ ko ku nangu tëdd kaso ak lu ci tegu kooku du waxtaan ak yow kooku du négocier ak yow kooku amul lu muy waxaale ak yow parce que ëllëgu Sénégal mën nañ ko waxtaanee wante mënuñu ko waxaale. parce que ñun moomuñu ëllëgu Sénégal président Macky Sall moomul ëllëgu Sénégal sénégalais yi ñoo moom ëllëgu Sénégal donc il faut que ñu mën a may sénégalais yi opportunité bu nga xam ne ni dinañ mën a jóg mën a wax ne ni que ñun lii la ñu namm ci ëllëgu Sénégal parce que seen ëllëg la seen ëllëgu doom yi la wante président Macky Sall lu mu namm ci ñun mooy ñu toog ñu waxtaan ñu may ko mu am second mandat ñun mu jox ñu ay poste gouvernement moom mu ngi may dégg xam na est-ce que am na wala amul te mën naa sax joxe poste yu mu proposé. parce que peut-être waxtu bi jotagul parce que leen la ñuy dox te am na ay kàngam yu nga xam ne ni ñoo fi nekkoon ci ay jamono ay nit yu amoon solo biir Sénégal ñoo dox nañ ko Khalifa Sall lank bañ. bu ñu la déggee Khalifa Sall bu nangu woon poste yu ñu koy proposé tey du tëdd kaso. dama ne Khalifa Sall ma wax ko fii ñëpp dégg ko Khalifa Sall dañ ko proposé woon poste premier ministre waaw te am na kilifa bu mag bu nekk parti socialiste bu fa nekkoon du ma tudd turam nekkatu fa bu mag a mag a mag a mag. amuloon kenn ku ko fa gënoon mag mu ngi may dégg parce que nag wax dafa jot mais bëgg a aakimoo fii démocratie bi ñun ñu lank bañ a dugg ci gouvernement pour nekk premier ministre lank bañ a ànd ak président Macky Sall pour mu mën a am second mandat parce que waaw da ngeen ni ma jàppale ma am second mandat su ma amee second mandat bi après man naa leen bàyyi leen ngeen continuer loolu ëllëgu Sénégal ñun mënuñu ko waxaale ak yow parce que ñun ëllëgu Sénégal ci lañu bokk yow tamit ci nga bokk. kon ëllëgu Sénégal askanu Sénégal ñoo koy décider mais pour que askanu Sénégal mën ko décider mais yow doxal sa dox nga meññ ñu dox suñu dox ba ñu daje. te moom am na lu nga xam ne ni waxoon nañ ko sax nee nañ ko ñun foofu la ñu mën a em ak yow mënuñu fa passé daanaka yow da nga jàpp ne ñun dañu coalition Benno Bokk Yaakaar ñun daal lu ñu mën mooy suñ ko tegee ci yoon ñun suñu demulee ñun second tour. waaw bés bu ñu eggee second tour yàlla dogal ñu nekk ñu second tour yow nga nekk second tour waaye ñun dinañ la jàppale mais ñun loolu mënuñu la wax lu ëpp loolu wante nga ne ñu yéen noowu leen bokk ci élection bi parce que yow xam nga ñun xam nañu te yow këyit yu nga am ñun këyit yooyu la ñu am këyit yooyu ay chiffres ñoo ci nekk te yow fu nga dem ba ñu jox la këyit yooyu xaalis bu nga fa fay ñun foofu la ñu dem xaalis boobu lañ fa fay. te même nit ñooñu ñooy liggéey même liggéey boobu yow kayit yooyu chiffre yuñ ci bind ñun moom la ñu am mooy kan mooy jël P kan mooy jël 2 waaw Dakar kan ma ko moom Touba mën naa leen wax Touba du lu ñuy lam-lamee Touba moom kooku moom góor gi moo fa nekk loolu moo am te ci chiffre yooyu moom président Macky Sall mu ngi may dégg Dakar Dakar moom dafa xalangu non dafa xalangu non Dakar président Macky Sall soxlul sax muy dem élection
lu ko desee daal mooy téye carte yi te carte yi suñ ci eggee tamit dinañ ko xeex parce que foog carte yi génn Thiès dafa 4 appuis carrément mu ngi may dégg Diourbel bokkul taxaw na Matam taxaw na Tamba taxaw na am na fu mu taxaw tuuti côté Ziguinchor yooyu taxaw na foofu am na ay côté yu mu taxaw na tamit tuuti Kaolack Dakar moom bokkul moom mu ngi may dégg Thiès dafa 4 appuis carrément Diourbel moom kooku moom soxlul sax muy doxantu ay booru Mbàkke Touba moom jarul sax mu fay jaar donc xam nga lu mel ni Dakar mooy 33% wu électorat wu Sénégal ça veut dire soo jëlee ñetti pàcc Ndakaaru benn pàcc la soo jëlee nag Dakar ak Thiès nga yokk ci Diourbel kooku ëpp na 50% électorat wu Sénégal te nee naa la ci ñetti dëkk yooyu bokkul moo tax man may ñaax président Macky Sall ci yar ak teggin na ko teg ci yoon lii yëpp jaru ko parce que man nga tëjaat ma ci kaso bi du ma bàyyi parce que man gis naa lu tax noru ma bàyyi mooy kayit yi Khalifa Sall gis na lu tax norul bàyyi yow nag gis nga lu tax yow nga nar a continuer lu ngay def nii te lu ngay def nii tegoo ko ci yoon te yaa ngi kokkali askan wi parce que yaa ngi utiliser la justice tu es en train yaa ngi déconstruire république bi rek pour atteindre objectif bu nga xam ne ni yow xam nga ni que c'est un objectif impossible à atteindre mais parce que ñun soo ñu waxee du ñu bokk ci élection mais nga teg ko ci yoon nañu yéen da ngeen dëpp kees bii fii ngeen ko dëppee ngeen defee ko nii yéen ñaa leen sàcc lii yéen du ngeen bokk ñu nangu wante lu nga xam ne nii ñun fii lañ ko fekk depuis 30 ans ñu ciy liggéey yow dëkk bi yàlla dogaloon nga nekkoon fi ministre de l'intérieur nga xam bu baax kees bi nga nekkoon fi premier ministre nga xam bu baax kees bi parce que xam nga luy caisse d'avance xam nga luy caisse noire xam nga luy fonds politique état 30 ans muy fonctionner noonu xanaa état boobu amul administration xanaa état boobu amul service de renseignement pendant 30 ans ñuy wote budget saa yi bu ñuy wote budget état toog préfet ngi toog budget boobu balaa ñu koy exécuter état moo koy approuvé préfet at bi su jeexee état moo koy approuvé waat ci compte administratif bu conseil municipal di wote état xam nañ que xaalis bi ñun ñoo wax ne ni xaalis bi dañ koy teg ci loxo Khalifa Sall pour mu jàppale ci askan wu Ndakaaru ci lii ak lii ak lii ak lii këyit yëpp ñu génnee ko nga taxaw di ñëw ay waxu fausse facture nu mu mën a am ci dëkk pendant 30 ans muy mécanisme bu ko état approuvé pour lan pour ñu bañ a bokk ci élection parce que yow xam nga ne que élection su amee ku nga xam ne ni Dakar ci 19 communes gagné na ci 16 communes kooku yow xam nga ni que fu mu nekk nii yow ak moom waxuñu ay waxu second tour yow yaa ngi toog di calculer est-ce que man dinaa dem second tour donc loolu mooy wax ji te Sénégalais nañ ko déggee comme ni ma ko waxee parce que ñun lu ñu gëm mooy askan wi suñu jéppi woon Khalifa Sall duñ ko woteel mu nekk député téye nañ ko tëj ko ci kaso bi tuumaal ko dëkkaloo ko fu mu dëkkul taxul askan wi falaat ko ne ko ñun wóolu nañ la demal ñu assemblée nationale nga togal ñu assemblée nationale nekk député. loolu rek moom dañ ci sant yàlla. d'accord ñu gis ne tamit li ngay ngaañu justice sénégalaise bari na loolu sax moo waraloon mun nañu ne bokk na ci li tax ñu jàpp la même bu fekkee loolu lañ la condamné tey jii boo doon jàngal justice sénégalaise te du Wade ba ci Macky Sall lan nga ciy wax. mais justice sénégalaise man lu ma ci mën a wax mooy am na ci ay magistrats yu gëm seen bopp am na ci ay magistrats yu gëm ëllëgu justice bi wante ci justice boobu man damay wax rek lu UMS wax pour ñu bañ a wax ne ni Barth waxati woon UMS waa Union des magistrats du Sénégal du noonu lañ leen di wooye ñoom nee nañu seen biir ñoom dañ leen di noot waxuñu dañ leen di jéem a noota dañ leen di noot nee nañu ñoom seen biir am na ci ay gaañ yu nga xam ne ni ñoom nekkuluñu fi askan wi ñoom nuñ ko waxee rek daanaka ñooñu dañ leen di manipuler ñoom ñoo ko wax mu am seen biir ku nga xam ne ni dafa mer ba ne moom day démissionner te bu muy démissionner mu ne moom day démissionner
ci justice bu nga xam ne ni moom dafa démissionné xam nga loolu munoo dégg lu gën a garaaw loolu parce que loolu musul am jamono Senghor musul am ci jamono Abdou Diouf musul am ci jamono Abdoulaye Wade juge jóg taxaw ne man damay démissionné ci justice bu démissionné bu ci tegu maa ngi doon wax biig rek ma ne man xanaa ma juum wante xam nga soo nekk ci kaso gi da ngay toog presque journée bi yëpp da ngay lire ay journaux di déglu rajo soo defulee sport may déglu rajo ma dégg ci benn waay mooy seen kilifa président Téliko muy wax président Téliko di ñaawlu ñoom nu leen di exécutif di traité ci ay kàddoom ma dégg moom mi ngi laaj que magistrature am indépendance ma ne ah xanaa dama juum xanaa dama gën a déggaat ma kojaat journal bi encore beneen journal bi 13h ma dégg ci wolof mu waxaat même chose ma ne mais moom dafa juum parce que waa UMS mënuñu toog nekk ay magistrat di wax ak askanu Sénégal di laaj lu nga xam ne ni constitution du Sénégal jox na leen ko ba pare kooku ñaanuma ko yàlla wante su amoon tey ay sénégalais yu jógoon def collectif ne dañuy plainte waa UMS ah man de su ma nekkoon juge buy àtte dinaa leen may ndam collectif boobu parce que yow munoo laajte lu nga xam ne ni constitution jox na la ko ba pare yaay am sa fulla bopp yaay am sa fayda bopp man su ma toogee di wax lu may wax ci magistrat yi waxuma ko parce que dama respecté wul magistrat yi man dama respecté magistrat yi am naa ay mbokk magistrat wante duma nangu juddoo ci réew dëkk ci réew màggee ci réew di gis lu nga xam ne demeewul noonu su ma askan kontaanu si ma ciy noppi duma ko def parce que nag mënuñu nekk ci dëkk tamit bu nga xam ne ni ñëpp ngi dem kaso ñëpp man maa ngi génn kaso ci biig douanier ngi fa militaire ngi fa gendarme ngi fa suma gendarme suma chef de chambre ancien gendarme la moom moo ma entraîné bu ma toll nu ma toll nii policier mi ngi fa ay fonctionnaires yu mag a mag ay DAGE ay SAGE ay ñu nga xam ne ñu ngi woon ci ay cabinet ministériel ñëpp ngi fa di nga fa fekk ay avocat dugg nañ kaso ay ancien député ay actuel député ñu bëri dugg nañ ci kaso wante doo mës a gis magistrat ci kaso xanaa ñoom du ñu ay sénégalais xanaa ñoom du ñu def benn ñaawteef loolu yëpp sénégalais ñu ngi ci bàyyi xel wante nag ñun mën nañ nangu magistrat yu dem ci kaso mën nañ ko nangu peut-être parce que corporation la am nu mu tëddee wante nañ ñu dimbali te yàlla tax nañu atte di atte te yàlla tax te teg ko ci yoon parce que tey waxuma que la justice sénégalaise est malade wante am na ci ñoom ñu nga xam ne ni tey ormaaluñu lu nga xam ne ni loolu mooy le pouvoir judiciaire te loolu waa UMS wax nañ ko nangu nañ ko wax juge dem bu muy démissionné lu mu wax c'est encore pire ak yeneen te man musuma wax Sénégal la justice sénégalaise est corrompue mais lu ma waxoon man ba tax ñu ne dañuy yóbbu Barthélemy ci kaso bi mais nit buy taxaw ne juges yi ils sont corrompus mais loolu c'est encore pire parce que corruption mënul nekk légal sous aucune forme te dañu ne Barthélemy Diaz dafa discréditer la décision de justice mais cour de justice de la CEDEAO mais ñoom dañu discréditer tamit la décision de justice concernant le dossier de Khalifa Sall rendu par la justice sénégalaise parce que ñoom dañu taxaw ne justice sénégalaise yéen lu ngeen def tegu leen ko ci yoon te du dëgg te du yoon ne leen yéen kii dafa amoon immunité parlementaire ngeen jalgati ko kii bu ngeen di ko dégg police ngeen bañ ay avocat am dugg yow procureur ci dossier bi toog nga fi def nga conférence de presse di joxe ay information yi nga xam ne ni yoon mayu la nga joxe ko donc yéen da ngeen daal di violer àqu ak yelleefu Khalifa Sall donc ñoom waa CEDEAO dañu discréditer la décision de justice sénégalaise mais nañu topp waa CEDEAO Amnesty International ñu nga xam ne ni ay waa RADDHO ay waa Forum Civil lu ñu waxul ci dossier Khalifa Sall ils ont discrédité la décision de justice du Sénégal Khalifa Sall dafa appel procureur de la République appel
agent judiciaire de l'État appel avocat état yi ñëpp appel parce que d'accord ñu ci décision de justice bi ñu ne Barthélémy Dias dafa critiquer décision de justice. est-ce que ni nga ko waxee moo metti wala. dama ne man constitution du Sénégal moo may wax nañ ma wax fan nañu bind ci constitution du Sénégal que man awma droit liberté d'expression benn. Ensuite nañ ma wax ci constitution du Sénégal fan nañu bind ne que awma droit critiquer décision de justice soo demee fii université de Dakar université première année de droit la wax première année xale yi lan lañ leen di jox suñuy jàng de droit dañ leen di jox ay décision de justice à critiquer te man nuñ ma mënee teree critiquer benn décision de justice pour nga xam ne dafa nekk dans un contexte politique bien défini nga taxaw fii juge bi ne la non yow ñii dinaa leen jël comme témoin mais ñii du ma leen jël comme témoin lu tax ñu bañ dëgg Idriss Seck il a été ancien premier ministre xam na caisse d'avance bi ils ont refusé que Idriss Seck témoigne ils ont choisi des gens man nekkuma fii di tudd ay juge bi lii juge bi lale parce que juge boobu biir Sénégal bii munuma doon c'est-à-dire que moom munul doon kilifa bu nga xam ne nekkuma ko Sénégal munul nekk parce que juge bi ci boppam mën na génn ci mbedd bi sax ne maa ngi dem ci jumaa bi wala maa ngi dem ci supermarché bi ñit bañ ko xàmmee te pourtant tur bi siiw na parce que tur bi dafa siiw ndax ay suñu ay dossier ñun ñii moom mën na def lu muy def génn ci mbedd bi di dox te kenn du ko xàmmee man fan laa mën a dox ci mbeddu Sénégal te kenn du ma xàmmee donc man lépp lu may def lépp lu may wax il faut que ma xoolaat ko wante nag doo ma tooñ ba ci kanamu yàlla nga bëgg ma noppi du ma noppi te tey wax naa leen lu tax président Macky Sall di leen di defloo ñoom lu ñuy def te ñoom am na lu ma wax tamit te dama bëgg nit ñi bàyyi ci xel nee naa leen magistrat yi duñu dem kaso ñëpp ngi dem Sénégal kaso sauf magistrat yi wante ñoom nañu bàyyi xel ci seen article 112 bi parce que article 112 man bind naa ko Khalifa Sall bind na ko ñeneen bind nañ ko parce que dafa doy te ñun duñu waxantu parce que bés ci bés yi yàlla dina àtte te article 112 lu mu wax dafa leer nee na bépp policier bépp gendarme bépp magistrat kuy topp ministre wala ngay topp député te mu am immunité te tegoo ko ci yoon ëllëg bul mere kenn luñ la def yaa ko teg sa bopp kooku dafa nekk dans le code pénal te ñoom dañu jalgati les droits de Khalifa Sall ñun buñ koy teg ci liste ba nangu sacrifier suñu ay poste député pour Khalifa Sall nekk député ñun xamoon nañ lan lañ ci doon wut ñoom nag xam nga nit ki soo demee ba ñu daan la ne la da ngaa tooñ ba ñu daan la amende à l'amende ne da ngay fay 35 millions nga ne waaw man nangu naa fay 35 millions wante daal man nanguma que daal lii man maa ko def waaye yow sooy dawal oto policier téye la da ngaa brûler feu rouge wala da ngaa doubler sur la ligne continue mu arrêté la ne la dama lay jox ticket amende 6 000 yow naka nga mën a nangu fay 6 000 francs te yow nanguwoo da ngaa brûler feu rouge noonu la demee yow waa CEDEAO dañ la ne waxuñu ne da ngay fay à l'amende parce que Khalifa Sall dafa ñàkk dépense Khalifa Sall am na dépense dañ lay fayloo à l'amende 35 millions parce que yow yaa jalgati lii te lii soo ko jalgatee daanaka Khalifa Sall bii da nga koy bàyyi mu ñibbi këram ñoom ñëpp juge yi ñu may dégg dañuy téye Khalifa Sall dañ leen di téye rek ëllëg dina ñëw su ñëwee bu fi benn magistrat wax non lii du yoon bu fi UMS taxaw ne lii du yoon parce que wax nañ leen ko waxaat leen ko te dama ne dinañ ko def parce que daf lu ëpp rek tuuru jàppaleen Khalifa Sall ngeen tëj ci kaso bi parce que dafa def lii ngeen wane ko bu leen ci ànd ak parparloo wante yéen ñii lu ngeen jàng ci seen école yi moom la magistrat yi ñu nekk Abuja moom la ñu jàng moom la avocat yi di défendre Khalifa Sall moom la ñu jàng yéen mënu leen ko gisee nii ñee di ko gisee ne lay mënul nekk te lii yëpp dañ leen ko sant pour Khalifa Sall bañ a bokk ci ay élection ngeen bëgg ñu noppiwuñu tey noppiwuñu ëllëg du ngeen yàlla te du ngeen fi xoxatal kenn lu ñu naroo wax te dañ ko wax suñ ko mënee wax ci yar ak teggin ñu wax ko ci yar ak teggin xol yi su feesee
nuñ ko gisee nuñ ko namee noonu lañ koy waxee parce que dëkk bi ñun kenn duñu fi noot. d'accord loolu leer na mbaat ñu ñëw un peu ci sa séjour carcéral gis nañu keroog sa point de presse sax wax nga li nga doon def da nga doon naan kuddu lem def ci limon ak yooyu moo tax nga jeex mais ñu bari gëmuñu la nee nañu jeexaay bi nekkul sport rek moo ko joxe est-ce que mën nga leeral ñi nga xam ne ñoo lay seetaan lan moo tax nga def nii parce que amoon nga tamit benn problème ak administration pénitentiaire bien que keroog yaa ngi doon jaajëfal ci problème boo xam ne papier nga bindoon pour ñu joxal ko sa yaay mu andi la lem ñu gis ko daal di koy téye ba affaire yi sa papa daal di def benn déclaration andiwaatal leeral ci loolu tuuti. xam nga nit ki munoo ko gën a xam boppam munul nekk su ma waxee man lii laa daj pour perdre 30 kilos mu am ñu ma bëggul gëm seen droit la kooku am nañ droit wante ñu ma bokkaloon cellule xam nañ ñu ngi may dégg parce que même suñu amulee accès internet ñu ngi lire journaux yi ak revue de presse yi lu ma daj ci kaso bi maa ko xam di ci jaajëfee tamit suma chef de chambre doon gendarme Modou Seck nga xam ne ni moo ma yor juróom benn weer surtout guddi yi parce que duñ doon entraînement ci guddi bi ci biir cellule bi dafa bëri woon c'était du sport intense mooy daanaka nekkatoo du sport pour la forme da ngay sport pour leneen sport intense boobu nag moo indi lu mu lii ça veut dire que man toog naa juróom benn weer lekk ma mburu parce que du ma ndékki lem bu ngeen xam ne ni moom laa amoon ci ay problème ak waa administration pénitentiaire lem boobu moo nekkoon ndékki su ma yeewoo damay jël du ma lekk du ma naan benn kuddu lem lay jël génn dem sport ñaari waxtu te ñaari waxtu yi benn waxtu bi yëpp dama koy footing te waa administration ñu ngi may dégg parce que kaso bi yëpp ay caméra la donc te man su may daw du ma daw fu ñëpp a nekk donc fu may daw tamit dañ may gis xam nañu donc ñoom ñu ngi may dégg ma leen di gërëm tamit parce que ñoo ma may ma mën a def loolu te même su nekkoon sax ay jours yu nga xam ne ni awma droit am cours ñoom dañ ma doon may pour ma gën a def entraînement su ma paree daw damay def ay étirement ak yu mel noonu ay pompe ak yu mel noonu ay tëb ay corde su ma paree bu ñu dugalaat ma suma cellule midi dinaa toog ci cellule bi midi xam nga nekk ci kaso du amul climatiseur amul yu neex yooyu amul dinaa fa toog midi ba ñaari waxtu ci ngoon di ñàkk rek damay suer moo tax ma ne man maigriruma j'ai fondu midi su jotee su ma añ su ñëwee damay koy bokk ak ñëpp parce que foofu nit ñi duñu seen añ du dugg midi seen añ buy ñëw midi guddi lay dugg moom la ñuy reeree donc kaso bi man ak Khalifa Sall rek la suñu añ di dugg midi donc ñun dañuy añ midi. kañ ñu ngi leen doon beral loxo parce que bu fekkee ñee seen añ guddi lañ ciy jot. parce que yéen midi ngeen ciy jot. kaso bi lu fa am ci ay doomu aadama ëpp na 2000 personnes ci kaso bi di nga gis benn néeg lu fa am ci néeg bi ëpp na 200 personnes te néeg bi ëppul saal bi di nga gis nit bu nekk ci kaso bi mën na toog juróom ñaari weer du am place fu muy tëdd day toog wala taxaw loolu yëpp mi ngi rëbës moo tax na nu ñu xool lan la ñu mën a def ba jàppale administration pénitentiaire liggéey bi gën a yomb ci ñoom mais jàppale bi dafa yomb jàppale bi mooy lan mooy ñu xoolaat budget administration pénitentiaire mooy administration pénitentiaire ñu tabaxal leen ay établissement pénitentiaire digne de son nom suufi ngi fi ay taxaw di ne non du ma tabax kaso su ma tabaxee kaso lii mais loolu ay waxu saret ay waxtaanu saret la parce que ce n'est pas normal ñooñu tey ñu nga xam ne ñoom ñoo am tey le pouvoir de décider duñu décider parce que soi-disant suñu tabaxee kaso ñoom ñooy dem kaso dama ne bés bu ñu leen dugalee rëbës dinañ xam est-ce qu'il devait décider ou pas parce que néeg bu nga xam ne ni mi ngi def 50 mètres carrés wala 60 mètres carrés nga dugal ci 200 personnes xale yi di dajaloo ci dëmbaloo yi nga toog ci benn néeg bu nga xam ne ni mën nga fa toog juróom benn weer doo am place fooy tëdd foog suñuy tëdd guddi da ngay taxaw wala nga toog bëccëg ngay génn ci cour bi tëdd foo am tëdd parce que guddi soo duggaatee doo am fooy tëdd soo bëggee dem sax sangu da ngay jël ticket mën nga toog ñetti fan di rang ci néeg bi balaa nga mën a dem sangu loolu dafa metti loolu yëpp mi ngi rëbës te loolu ñu nekk administration pénitentiaire mais loolu ñoom du seen responsabilité parce que ñoom dañ leen dénk kaso dénk leen ay caabi ñoom lu ñu mën mooy ubbi ak tëj te man maa ngi foon 2006 ma génn dellu siwaat 2011 2012 waaw foofu moom suma kër la ma dellu siwaat 2018 gis naa fa ay amélioration gis naa fa ay changement wante mettit bu ma fa bàyyi woon
il y a plus de 10 ans ci ginnaaw man bu may dugg Rebeuss la première fois il y a 12 ans de cela mais mettit boobu mais mi ngi fa ba tey di gën a tar kaso bi yëpp ay xale la ka fa nekk te administration pénitentiaire ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan wante Rebeuss bi tey benn oto rek la ñu am oto boobu mooy dem tribunal Pikine mooy dem tribunal Dakar oto boobu su paanee mooy loolu administration pénitentiaire tey dañ leen naroon tabaxal kaso bu bees ñu fay liggéey ñu am ay logement ñu nga xam ne sorewul ak kaso bi nga xam ne day gën a yomb ci ñoom bu ci tegu tamit mais ñu nga xam ne ni ñoo nekk ci biir kaso bi mais ñu teg leen ci ay conditions yu nga xam ne ni dafa normal mais nit ki mënoo ko téye tëj ko ci kaso te amul place bu muy tëdd loolu mooy dëgg lekk bi nag yéen ñëpp déggoon ngoon fi mutinerie bi loolu parce que loolu gars yi dañu doon xeex ba ñit ñàkk ci bakkanam parce que ñoom dañu bëggoon ñu xoolaat seen condition de détention wante nag ci kaso bi ñu mel ni man ñu mel ni Khalifa Sall suñu xoolee ñeneen ñi li ñuy dund ci kaso bi par rapport ak ñun condition yu ñu nekk ñun dañuy sant yàlla Khalifa Sall moom kese moo nekk ci néegam moom dañ ko isolé man bëgguma ñu isolé man 2006 ba ma nekkee Tamba dañ may isolé kon man xam naa luy isolement man damay bëgg a bokk ak gars yi quoi damay nekk ci lëmpal bi di bolot di damier di ping pong di lido kafre loolu man kaso boobu mooy gën a yomb ci man moo tax man fu ma nekkoon su ma nekk maa ngi fa nekkoon ak à peu près une dizaine de personnes nekk boobu dina dem ba ay 12 personnes 15 personnes mais du ko passé mais doo yëg kaso bi parce que guddi di ngeen toog di waxtaan di naan ataaye ba ay 1h du matin kafre te kaso bi nag xam nga rek ay article bu nekk ngi ci kaso bi moom xeetu nit bu nekk ngi ci kaso bi waaw da ngay rey ba dugg boîte vocale moom da ngay kaso bi daal soxloo sax seetaan télévision parce que gars yi ñu fa nekk rek kooku moom doy ñoom doy nañ sëg ci kaf ak ree ak yu mel noonu donc ñu ngi sant yàlla may dalal xelu nit ñi dara jotuma te damay sant yàlla su ma dara jotoon kaso bi ngeen dégg dem naa seeti docteur dew ma seeti docteur xam nga tey ñu ne Barthélemy dafa socc loolu mën na nekk parce que dama nekk ci kaso bi kaso mais dafa am ay conditions yi nga xam ne nekkul sa biir kër man socc bu gën a ndaw biir kaso bi waa administration pénitentiaire indi nañ seen docteur ma leen di ci gërëm ñu xool ma lépp luñ ci naroon def ñu def ko ñoo ma jëndal ay médicaments yu cher ci socc ci seen xaalis ñoom waa administration ba ma wax ko suma ay waajur parce que suma waajur duñ ñëw ci kaso pour seet si ma parce que man ñun noonu lañ ko bëggee man suñu papa sax suñu ko jàppee man du ma ko dem seeti parce que ñun dañu jàpp ne ni suñu place du Rebeuss wante ku nga xam ne ni soo sojee mu jóg def lu muy def nga xam ne yow sax soo nekk sax ci biti sax soo sojee sax doo yoree sa bopp noonu jël ci seen xaalis dem jëndal la médicament yu gën a cher jox. est-ce que tamit amul lu ñu ragal parce que Barthélemy lu ñuy wax damul làmmiñam damul ci poosam buñ ko toppatoo bu génnee dina ne administration pénitentiaire def na ma lii wala est-ce que du loolu leen ndaw moo tax. non déet xam nga man maa ngi fréquenté administration pénitentiaire te ëpp na 10 ans musuma am problème ak ñoom man su ma ñëwee premier deux jours yi rek waaw xam nga affaire yi des fois ay nappante la quoi dañ lay jéem a napp nga bañ nga langaamu ci kii waa man foog ma am lii foog mu demee nii et cetera mais après ay sénégalais la ñu yow sénégalais nga des fois bon kaso bi tamit des fois di nga yeewu da ngay kaso waaye tey da ngay yeewu xol bi du neex parce que da ngaa dégg ci rajo bi lii wala nga lii ci journal bi lale mais dañuy sant yàlla xam nga lu tax may sant yàlla juróom benn weer yu ma tëddee kaso saay bu ma yeewu ci kaso bi am na nit ku nga xam ne ni dem na suuli doomam moo ma gën a mettile fuuf am na nit ku nga xam ne ni moom doomam dafa juddu feebar chaque jour bu may yeewu ci kaso bi moom day jël doomam yóbbu ko ci hôpital parce que doomam mënul dem ci école kooku moom moo gën a mettile juróom benn weer yu nga xam ne tëdd naa ko kaso saay bu may yeewu ci kaso bi am na sénégalais bu mel ni man accidenté na ci tali yi doon tukki dee na ñàkk na bakkanam loolu nit ki soo ko gisee côté boobu rek da nga ci sant yàlla man maa ngi lekk di naan di sport di kaf di ree lenn rek laa mënul mooy dem dikk suma doom yi ñu ngi ci biti suma njaboot suma ay waajur ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi sant yàlla ànd ak wér ak wérle
nit ki day sant yàlla loolu kese su la ko yàlla may rek da ngay sant yàlla ay Barthélemy mi ngi ci kaso bi man nu ko nit ñi di gisee ak man nu ma ko gisee bokkul nit ñi dañuy jàpp ni des fois kaso gàcce la man ba may njëkk a dugg kaso 2006 la woon amoon ndombal tànk amoon dara dama xasoon magistrat yi Ablaye Wade nag suma maam ma koy nuyu au passage moom tamit bon ma tegoon ay kaddu ci kaw daram ñu nga xam ne dañoo waa kaddu yooyu duñ jàpp ni dafa ñàkkoon teggin mais jamono yooyu dama xale laa woon aw ma benn responsabilité aw ma benn ndombal tànk 2006 ma génn 2009 ma falu nekk maire 2011 ñu fekk ma ci mairie bi bëgg jël suma bakken mooy attaque bi ma xeex ak ñoom yàlla suturaal ma yóbbu ma ci kaso pour ñu denc pour xoolal téye ma denc ma ci kaso bi parce que man su ma nekkoon ci biti ay xeexi ci mbedd bi mais kon tey Mamadou Diop moom balaa muy dem ma dem parce que man damay xeex ba dugg boîte vocale lu ma am te bàyyeegoo xeex ba léegi. non parce que jamono yooyu man dama nekkoon responsable des jeunesses socialistes munoo bokk ci ay ndaw politique ngay nekk fii voilà ay réflexion ak ay wax ju bëri ndaw politique xeex la da ngay xeex di dox bi parce que loolu mooy politique loolu mooy les rôles des jeunesses politiques tey man nekkatuma jeune politique lu ma mënoon mootuma ko tey wante jamono yooyu loolu la woon te Abdoulaye Wade lu ko fi jëlee du ay wax tey nag peut-être su leen neexee ñu nekk fii dina oui et cetera mais c'est la jeunesse sénégalaise qui a fait partie de l'ancien régime te Abdoulaye Wade moom xam na ci dara su nekkoon moom rek ak ñoom Tanor ak ñoom Niass du dem fenn jeunesse yi ñoo génn ci mbedd bi di ko defante moo xam xale Ndakaaru yi xale Sénégal yi les jeunesses politiques les mouvements de Y'en a marre c'est la jeunesse te ñun bu ñu génn ci mbedd bi kenn nekku fi woon te ay micro di noonu dañu doon xeex ak Abdoulaye Wade xeex bu tar ba jëlee ko fii président Macky Sall dafa jotagul moo tax ñu ne ko non man mais bés bu jotee mais ce pays a toujours une jeunesse man maintenant mag laa pas là maintenant gis nga damay jëm a bokk nii rek wante man mii xam naa ne que maa ngi jëm mag mais xale yi nañu xoolaat seen taxawaay parce que seen ëllëg la parce que président Macky Sall du loolu la digoon askanu Sénégal daf leen digoon bés bu ma falu gestion sobre et vertueuse séparation des pouvoirs justice indépendante mais il faut réécouter les messages du président Abdoulaye Wade excusez-moi du président Macky Sall mais le président Macky Sall qu'est-ce qui s'est passé entre-temps mu soppeeku pétrole gaz waaye loolu yëpp ay mbiru àdduna la day jàll da ngay bàyyi pour la postérité la constance le respect xaalis du dara xaalis bu faj gàcce la mais ëllëg ñu ne président Macky Sall bii moo waxoon lii moo ko def loolu kese rek je pense que loolu kese su ko président Macky Sall defoon góorgóorlu ci loolu demain histoire au Sénégal dina retenir que le président Macky Sall fut un grand président. d'accord monsieur le maire ñu wax ci li nga xam ne mooy ëllëgu parti socialiste xaw ma parti socialiste la ñuy wax parce que xar nañ ko ñaar ñii buñ ne parti socialiste des valeurs ñee de parti socialiste bi nga xam ne moo ànd ak Tanor congrès parti socialiste fu mu toll ba léegi ak kan mooy njiitu parti socialiste. ñun tey lu ñu gën a am itteel lu ñu ñor mooy parti socialiste am candidat te parti socialiste am na candidat Tanor xam nu ma koy waxee ci wolof mais ci tubaab dañuy ne on ne tire pas sur une ambulance suy dem hôpital la jëm wala morgue la jëm maa ngi jégalu nag ci kàddu yi parce que xaw nu ma koy waxee ci wolof te Ousmane Tanor Dieng xam na ni que lu ma ko yéene lu baax rek laa ko yéene yéenewu ma ko ay hôpital ak yu mel noonu yéenewu ma ko wante dama koy caricaturer maa ngi koy nuyu tamit au passage parce que kilifa la ci man ambulance fu muy jëm doo gis mukk kuy sëy di louer ambulance kuy sëy day dem louer oto teg ci ay coton teg ci ay ruban parce que c'est un jour de fête ambulance àndul ak fête ambulance àndul ak célébration ay ndam moo tax ma ne on ne tire pas sur une ambulance bàyyi nag mu romb pimpon soo eggee fu nga egg kenn du ko xëccoo ak yow parce que fu ngay egg su nekkulee accident nga fay fekk hôpital nga jëm wala morgue nga jëm wala yaa ngi yóbbu nit ci armeel donc ñun xëccoowuñu ak yow fu nga jëm
wante dama koy caricaturer une fois de plus parce que du loolu laa yéene Ousmane Tanor Dieng bu ci tegu congrès du am parce que loolu arrangé wul Ousmane Tanor Dieng moom su demee tey ba nekk tant que congrès amul moom mooy des secrétaire général du parti socialiste Tanor xamante nañu lu muy wax noonu ay xeetu dóor marto la mais comme tey président Macky Sall su waxoon man février 2019 du ma organiser élection présidentielle mais man je reste le président du Sénégal su la neexee wante tu n'as plus de légitimité ñoom dañuy woote démocratie te ñoom seen biir parti bëgguñu démocratie parce qu'ils sont minoritaires Tanor moom il sait très bien que tey lu mu def tegu ko ci dëgg tegu ko ci yoon xam na ko te xam na que kenn àndu ci ak moom xam na ko man Barthélémy Dias su ma demee ba am tey taxawaay bu ma am vis-à-vis de Tanor mais dama sës comment c'est possible tey ñu bàyyi la héritage bu mel ni parti socialiste yow 2000 ñu ne Abdou Diouf yow yaa tax mu ñàkk élection yi loolu la ñu ñuy wax 2007 nga ñëw gagné woo 2012 nga ñëw gagné woo yow tey nga taxaw nga ne yow nekkatoo candidat yow maintenant da ngay collecter ay parrainage dafa ñaaw yow tey nga toog nga ne man dematuma keneen du dem da ngaa iñaane sa ndono wante ñu ñàkkuñu fayda ñun waxoon nañ que PS te am candidat PS am na candidat Khalifa Sall candidat la parce que tey kenn du wax ne ni Khalifa Sall du PS te du Ousmane Tanor Dieng du moom mooy taxaw fii ne kan mooy PS wala kudul PS man Ousmane Tanor Dieng musuma yónnee bataaxal ne ma yow bokkatoo parti socialiste parce que sañu ko. kon li ñu doon wax ne yéen génne na leen parti socialiste. kon non c'est pas loolu avéré. loolu xam nga ay xeetu dóor marto la moom laa doon wax sànq nit ki soo koy dax dafa am foo koy teg pour dax ko tey doo dégg fi kenn du man du Aïssata Tall Sall du Khalifa Sall du Bamba Fall doo fi dégg kenn du Idrissa Diallo kenn du fi taxaw ne la dañ maa woolu fii ma ñëw ñu déglu ma ne ma dañ lay dàq wala doo fi dégg kenn ne la jox nañ ma këyit ne ma bokkutuma ci parti socialiste yow ku nga xam ne ni toog na ci bureau politique presque 40 ans yow bu muy toog ci bureau politique yow nekkoo sax parti socialiste yow noo koy dàqee bi parti socialiste Ousmane Tanor Dieng nu muy dàqee Khalifa Sall parti socialiste dafa mën nekk tey parti socialiste su nekkoon tey société ñu ne parti socialiste société la ku nekk da ngay am ay action mais Khalifa Sall lu mu am ci ay action biir parti socialiste mais Ousmane Tanor Dieng mënul xalaat am ko ci biir parti socialiste parce que amu ci légitimité tey ne Ousmane Tanor Dieng dem Mbour na xëccoo Mbour du gagné Mbour mënul gagné Mbour xam na ko wante Ndakaaru bi du lu ñuy laam-laamee man waxuma Grand Yoff parce que su may wax Grand Yoff pour Khalifa Sall damay wax Nguéniène pour Ousmane Tanor Dieng Mbour laa wax yow comment tu peux être responsable d'un parti comme le parti socialiste au niveau national mënoo gagner ce département donc ku mel ni Ousmane Tanor Dieng day xoolaat taxawaayam mais ay waxu ay on soutient le président Macky Sall toi tu soutiens le président Macky Sall parce que tu n'as pas de choix tu n'as pas le choix man bugguma ñaaw làmmiñ wante ce n'est pas de notre faute si tu portes la poisse c'est la guigne ñun dafa am lu ñu gëm dañ koy dox tey nag complot bi yëpp tëjal Khalifa Sall dañu tëj Barth yooyu yëpp seen loxo ngi ci ñun xam nañ ci dara suma peine bi jeex 6 mois yi jeex ñu ne nañu xool nu ñuy téye Barth ñoom ñëpp seen loxo ngi ci parce que dañ ma ragal Tanor xam na kuy Barthélémy Dias mais xam na ma te xam na tamit suma fit fan la toll te xam na tamit suma sañ-sañ xam na ma il me connaît très bien te xam na que man du ma tàggoo su may def du ma tàggoo maa ngi jëm mag nag wante du ma tàggoo. d'accord mais si toutefois Khalifa Sall ngeen jël teg ko pour mu nekk candidat parti socialiste ci yéen waaye est-ce que yaakaar am ngeen plan B bu fekkee validé wuñu candidature wu Khalifa Sall naka ngeen. xam nga plan B ku gëmul yàlla mooy wut plan B ku gëm yàlla kooku moom na bàyyi lépp ci loxo yàlla te nee naa la su ci yàlla àndee dañuy am candidat parce que plan B ñu ngi ne waa da ngeen di wut plan B. waa mais ñoom waa benn bokk yaakaar ñoom kan mooy seen plan B ma laaj la ko waa ñoom dañuy créer ay conditions pour ñu am plan B lu tax ñoom duñu commencer di liggéey seen plan B man ñaanuma ko yàlla mais président Macky Sall nit kese la waa su jógee suba mu faxas talu tànk bi dàmm ñaanuma ko yàlla ñu ne mënul campagne waa kan mooy seen plan B xam nga boobaa ñoom lu ñuy def suñ ko naroon teg ci brancard ànd ak moom fu nekk biir Sénégal ne Macky ngi nii mu yëkk ci loxo ji dañ ko def parce que yoruñu keneen
seen candidat mooy Macky ñun tamit suñu candidat mooy Khalifa Sall waa PDS seen candidat mooy Karim Wade mais lu tax Macky Sall naroo toog ne man suma parti suma coalition amul plan B man maay candidat wante ñee man d'accorduma ci candidat yuñ tànn parce que Karim su ñëwee fii du baax Diourbel bi Touba Mbacké bi kooku moom du baax Khalifa su ñëwee Ndakaaru bi du baax mais moom mooy kan bari tànn ay kan mooy nekk suñu candidat constitution mayu ko sañ-sañ moom muy tànn kan mooy nekk candidat ak ku dul candidat loolu constitution may ko te ñun constitution may nañu sañ-sañ ñu ne ñun kii mooy suñu candidat donc ñun amuñu plan B benn plan la ñu am mooy Khalifa Ababacar Sall te incha allah il sera le candidat waa PDS tamit maa ngi leen di ñaax nañu góorgóorlu bokk ndey bokk bàyyi doon benn lu ñu tënkoon ci seen congrès nañu ànd ak fulla ak fayda bu toll nii loolu nguur gi nangu ko parce que ce n'est pas au pouvoir tey de décider qui sera le candidat des socialistes en particulier des khalifistes en général wala qui sera le candidat des libéraux te fu may daanele tout de même mais naka lu ñu mënee toog tey ñu ne Karim Wade du bokk ci élection parce que dëkkul Sénégal ban sénégalais moo gëmul que Karim Wade il habite au Sénégal fan la ñu mës a gis ay fonctionnaires ñu nga xam ne ñu ngi ci ay consulat ak ay ambassade di décider à la place de magistrat en matière électorale loolu fan la mës a am loolu yëpp moom laa doon wax moo tax maa ngi ñaaxaat président Macky Sall na bàyyi yu muy def parce que du sotti te yenn magistrats yi nga xam ne ni peut-être malheureusement on a abusé de leur bonne foi bu ñu nangu def lu leen Macky Sall di sant du sotti tey du sotti ëllëg parce que suñ ci eggaa ci càppaandaw bi kenn du ko nangu te kaso yi ay jaar-jaar la ay détails la mais gaañ yi duñ ko nangu te dañu sóoraale ëllëg ku ci nekk nag fu nga nekk da nga sóoraale ëllëg du ay menace parce que ëllëg gor bu nekk na koy sóoraale du ndëkki du añ wante billaahi lu jar a sóoraale la. d'accord ñu gis ne Aliou Ndoye nekkoon na parti socialiste moom dem na fekk ji Macky Sall bëkki dem ba Banda Diop it moom kenn xamul sax fan la féete parce que waxagul lu leer waaye Moussa Cissé tamit dem na ànd ak ki nga xam ne mooy président Macky Sall est-ce que du nax saxal li nga xam ne mooy Khalifa Sall ndax gis nañ ñoo ñëpp ci yéen nañ jógee. waaw xam nga moo xam ñoom Aliou Ndoye ñoom Jean-Baptiste Diouf tey nga ne ma ñoom Moussa Sy tudd nga sax Banda Diop ñoom ñëpp ñun ay doomu ndey lañu. loolu mooy dëgg parce que dañu am histoire démb ak bërki démb ñu doon xeex ñoom nag ay responsable politique lañu teg ci nag nekk tamit ay citoyens sénégalais te amul fenn fu ñu bind bi constitution Sénégal amuñu droit ànd ak Massamba wala Mademba seen droit la donc ñun dañ koy respecter seen choix la lu ma mën a wax mooy ñoom ñëpp ku ci nekk contexte moo tax ñu am lu ñu def ñoom ñenn ñi référendum bi la woon ñi ne oui ñi ne non parti socialiste seytaane rax ci mu am ñu dem tey ñu ne ñii dañu dem ci Macky Sall parce que contexte la tamit ñu ngi laam-laamee est-ce que Khalifa Sall day bokk du bokk est-ce que day am du am contexte mooy lu ma doon wax ci jëlbeen mooy ñii dañuy liggéey pour que biir Sénégal mu am ay nit yu am xel ñaar boobu bu ko kenn nangu parce que ku gëm yàlla yokk ci wóolu yàlla mënul di dox ak xel ñaar mënul nekk nit da ngay am conviction yàlla nga am yàlla ñàkk am yàlla mais xel ñaar gor moomu ko parce que yow tey jullit nga wala catholique nga est-ce que di nga am xel ñaar ci yow sa jullite wala ci du nga doon catholique doo am xel ñaar parce que da nga gëm yàlla gëm sa diine da ngay gëm sa réew bàyyi lépp ci loxo yàlla président Macky Sall ci ay pexe la nekk damay jéem bu Khalifa Sall nekk candidat naa ko defee nii bon mbaxte bi mi ngi fital askanu Khalifa Sall naa ko dugal ci kaso bi lii ay jéem la jéem moom c'est normal muy jéem ñun nañu jëf moo tax moo xam ñu fi nekkoon dem ci référendum bi ñu nga xam ne ni après référendum bi ñoo bokkoon suñu coalition ñu dem moo xam tey suñu doomu ndey yi ñoom Moussa Sy ñoom Banda ñoom ñëpp xam nañ fu may waxee
te ñoom ñëpp dafa am ay bët yu leen Khalifa Sall xamee bët yooyu lay Khalifa Sall di continuer leen di xoolee parce que ñoom xam nañ ku ci nekk ci ñoom fan la Khalifa Sall teg ku ci nekk ci ñoom ku ci demoon tey Rebeuss Khalifa Sall recevoir la Banda Diop lu mu wax askan bi dafa am su demee ne Khalifa Sall daf ko ñaanal mais noonu la yàlla bindee Khalifa Sall amul noonu Khalifa Sall tey peut-être am na lu ko metti parce que luñ ko tuumaal gor bu nekk suñ la ko tuumaay di nga am lu la metti wante tey Khalifa Sall am na yàlla te loolu moo koy dundaloo wante Khalifa Sall amul noonu Banda su demee seeti Khalifa ne ko dama bëgg a nekk maire wala lii wala laa Khalifa dina ko ñaanal su waxee Khalifa daf ko ñaanal dëgg la Khalifa daf ko ñaanal parce que noonu la yàlla bindee Khalifa Sall Moussa Sy lu mu munti wax tey lu nit ñi mën a wax ci Moussa Sy su demee suba Rebeuss Khalifa Sall dina ko dalal bu mag di dalal rakk parce que noonu la yàlla bindee Khalifa moo tax ñoom ñëpp tamit ma leen di ñaax ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam bu ñu yàgg bokk nañu xoolaat seen taxawaay parce que ñoom ñëpp ku ci nekk ci ñoom am na bés bu nga xam ne ni encouragé nga Khalifa Sall ci lu muy dox tey nii mooy mu nekk candidat ngir ëllëgu Sénégal nga dem ba ci biir peut-être nga saalit wala nga am xel ñaar tu n'es qu'un être humain c'est normal wante lenn rek laa leen mën a wax bu leen bàyyi Khalifa Sall gën leen gore parce que Khalifa Sall lu muy def nii defu ko pour ay njabootam lu muy am na ko ba pare Khalifa Sall daf koy def parce que il est convaincu que Sénégal mérité na mieux que lii te ñoom ñëpp ci Sénégal la ñu bokk seen njaboot ci Sénégal la ñu bokk te ñun lu ñuy dox dañ koy dox ngir ëllëgu Sénégal moo tax ci ay fan yu néew dinañ commencer communiquer ak yéen ci programme u Khalifa Sall te ci programme boobu xam ngeen ko la woon fa woon na woon mooy 2009 2014 Khalifa Sall di doon dem ci askan wi mécaniciens yi ñoo xam seen problème béykat yi ñoo xam seen problème transporteurs yi ñoo xam seen problème étudiants yi ñoo xam seen problème ñooñu ñëpp bëgg nañ xam lan mooy seen ay problème Khalifa Sall dina waxtaan ak ñoom parce que ñun suñu candidature du lu ñuy laam-laamee te maa ngi biralaat wax ji maa ngi ñaax waa Sénat waa société civile waa UMS nañu xoolaat lan la ñu mën a def ba aménager ay conditions pour bépp détenu candidat lu nga xam ne ni moom la ko loi électorale may ci ay droit am ñu mën ko respecter parce que mënuñu nangu kenn nekk candidat même temps d'antenne am à la télévision ñu xañ ko te teguñu ko ci yoon te Dieu seul sait que kenn condamné wu ko définitivement. Voilà. D'accord révocation Khalifa Sall mu ngi la fekk Rebeuss fekku la fi waxoo ci boobaak léegi ñu gis ne nag ab diir am na ñu daal di jël ki nga xam ne mooy Sam Wardini def ko mu remplacer Khalifa Sall te moom it waxoon na conseil municipal yépp nañ ko jàppale falal ko yaakaar nga ne tey jii liggéey bi nga xam ne Khalifa Sall tàmbali woon na ko Soham dina ko mën a yeggali. kooku man awma ci xel ñaar ñun Soham dès le début moo nekkoon suñu candidat parce que du question de wóolu ñeneen ñi non Soham moo nekkoon première adjointe góor baax na jigéen baax na te Soham ville de Dakar du affaire u PS parce que Khalifa Sall daf ko yàgg wax nee na Dakar benn parti politique la am mooy Dakar donc ñun nekkuñu woon fii pour ne il faut que mu nekk PS ñun lu ñu doon wut mooy profil bu nga xam ne ni mooy la fidélité la loyauté la dignité te am nañ ko ci Soham El Wardini Soham El Wardini man mi yaay la ci man may doom ci moom moo tax man ci kaso bi dama tey woon suma liste di woo ay nit Khalifa Sall sax déggu ko yëgu ko mais woo ay nit ñooñu di ñëw may xool ak ñoom seen position fan la ñu toll ci élection yi parce que élection boobu nekkuloon élection Khalifa Sall nekkuloon élection Soham El Wardini dafa amoon lu président Macky Sall namoon mooy toroxal ñun duñu nangu mukk nit di jóg di ñu toroxal parce que ginaaram nenuñu te moom gënuñu doon gor te ñun tey dañu jàpp ne ni askanu Dakar mérité wuñu duñ leen teg nii moo tax ñu xeex pour que lu askan Dakar namoon ci mairie de Dakar muy continuer di am te gis ngeen Soham El Wardini dem na seeti Khalifa te noonu la ko fas yéene jàppee parce qu'en fait il n'y a pas eu d'élection il y a eu une désignation te désignation boobu c'est le meilleur choix c'est Soham El Wardini
Soham El Wardini tëdd leen ngeen nelaw lu mu wax moom la Khalifa wax lu mu def moom la Khalifa def lu mu dox moom la Khalifa dox fu muy xool foofu la Khalifa di xool te ñun dinañ ànd ak Soham El Wardini comme ni ñu jàppale woon Khalifa Sall noonu la ñuy jàppale Soham El Wardini parce que Soham El Wardini su réussiree Khalifa Sall réussir na askanu Sénégal am nañ ci ndam Soham El Wardini su échecé Khalifa Sall échec na askanu Sénégal askanu Ndakaaru dañ ci daal di am échec ak gàcce te kooku duñ ko nangu parce que moom la Macky Sall namm ci Dakar parce que pour moom comme munul gagné Dakar ci élection foog mu xool nu muy dóoree ay xeetu marto pour mën a récupérer Dakar gis ngeen depuis élection 2014 gis ngeen fii élection au conseil gis ngeen fii révocation bi teguñu ko ci benn yoon Khalifa Sall à l'heure où je parle son casier judiciaire est vierge ñu fi jóg yépp di fi woote ay juriste di wax di expliquer di joxe ay article ñoom ñépp ay waxu naa féq lañ fi wax kàddu yu ñëkkati ay kàddu naa féq la loolu mooy dëgg ku gis nag nen ne nen a ngi nii parce que Khalifa Sall mënuñu nekk ci dëkk ñu ne première instance ñu ne appel ñu ne cassation mais yow citoyen nga tant que yaa ngi tribunal di interjeter ay appel di introduire ay pourvoi en cassation tu n'es pas condamné définitivement on n'a pas besoin de littérature judiciaire pour nous faire croire le contraire ñun duñu ay cuune mais ñoom dañu wane seen bopp c'est-à-dire que affaire bi dafa flagrant il faut liquider le soldat Khalifa Sall wante ci kattanu yàlla laa wax nag parce que yàlla ñëpp la fi nekkal kuy liquider Khalifa Sall kuy jur yaayam juddugul d'accord ci yàlla àndee incha allah. waaye monsieur le maire coow am na it de ndaxte ki nga xam ne mooy Zator Mbaye sa chaise maire bi fa la teg bëtam jaral na ko lu ne ci ay kàddu yoo xam ne dénk na ko Dakar ci entretien bu mu fa amoon maire bi la. kan noonu waaw mais xam nga mairie bu santul Diaz kooku ku mu neex yëkkati loxoom wante lu ma mën a wax mooy nit ki d'abord balaa nga ne naam ne fa ça veut dire tey moom conseil municipal la ci commune Mermoz Sacré-Cœur su ma doomu ndey la nag kooku man maa ko bëggal suma bopp kenn la ci man suma xarit la suma xulowaale la suma lépp la wante moom du ñëw conseil municipal moom tey su ma appliqué woon loi bi rek appliqué loi bi mu ne ku temps de absence dañ lay dàq ci conseil bi dañ koy dàq ci conseil bi wante ñun nekkuñu ci loolu parce que ñun dañ jàpp ni que ñoom askan wi moo leen fal pour ñu toggal fa askan wi mais dañ leen di convoqué du ñu ñëw parce que ñoom gis-gis bu ñu am ci démocratie ak ñun bu ñu am bokkul parce que pour ñoom lépp ay xëccoo la man xëccoo ma poste maire man ñaan naa yàlla élection yi ñëw 2019 yàlla yóbbu ma feneen beneen niveau ma am beneen grade wax naa la ko sànq nee naa la bu may dugg 2006 kaso yoruma benn grade ma génn 2006 nekk maire ñu dugalaat ma kaso 2011 ma génn 2012 nekk député ñu dugalaat ma kaso bi yoon encore xanaa nag comme génn naa xanaa maa ngi seen leneen non man na Sénégal di jël grade rek man Sénégal fu mu jëlee grade il faut que ma jël grade te Zator moom su ma ko mënee jàppalee sax takkal ko bande bi sax naa ko takkal bande bi comme moom mairie Mermoz la bëgg man na ma yàlla may beneen mairie. ñu gis ne tamit parti politique yi opposition bi sax laay wax ñi nga xam dañoo bëgg nekk président dafa bari est-ce que jotu woon tey ngeen defal taxaw seetlu ba ñëpp def benn candidat comme ni ñu ko waxee Khalifa Sall ñi ci des ñoom Idi ñoom ñeneen ñi ci topp ñëpp topp ci ginnaawam. non loolu baaxul ci démocratie Khalifa Sall wootewul pour ñu am candidat unique Khalifa dafa woote pour ñu am unité de l'opposition parce que par exemple wax naa la waxu fichier électoral kooku il faut que ñu d'accord ci nu ñuy xeexee sinon suñ ko xeexulee Macky Sall def lu ko neex carte électeur yu Macky Sall te Sénégalais fay nañ seen 52 milliards loolu il faut que mu am unité opposition pour ñu xool ban taxawaay la ñu am mais noogul nekk saa bu ñuy organiser ay marche ñu ne waaw def nañ tey marche def nañ kii wante comme marche bi pour que Karim Wade nekk candidat la wala pour ñu bàyyi Khalifa Sall donc man du ma ñëw ci marche bi parce que gis nañ fi ay marche yu bëri dernière marche bu ñuy defar ville ay kilifa yu bëri ci opposition bi ñëwuñu non du lacrymogène parce que ñoom duñ jàpp peut-être que manifestation bi du seen intérêt ñoom noonu lañ ko gisee man waxuma que Karim Wade nekk candidat dafa doon seen intérêt am déet waxuma Khalifa Sall génn ci kaso bi am déet dafa nar a nekk seen intérêt am déet wante fichier électoral bi intérêt ñëpp la carte électeur yi ñu mën ko jox nit ñi intérêt yu ñëpp la carte électorale bi intérêt yu ñëpp la
respect de la loi électorale intérêt wu ñëpp la Sénat taxaw fii tey bañ a doon Sénat bañ a nekk rôle bañ a jouer son rôle d'arbitre mais loolu waxu ñëpp la intérêt wu ñëpp la CNRA ñoro wax waxul tey ana RTS ak taxawaayu RTS c'est une insulte ce qu'ils sont en train de faire à l'intelligence des Sénégalais tey RTS day dem sax ba di couvrir ay mouvement de soutien de Macky Sall ngeen gis ngeen ko fii yéen xool leen tey lu mel ni lancement du livre de Sonko Ousmane Sonko tey député la mu génn ay solution RTS couvrir wu ko man maa ngi woon ci kaso bi di ko suivre RTS amul droit def loolu parce que Ousmane Sonko lu mu bon mais tey il est député à l'Assemblée nationale il est candidat à l'élection présidentielle il propose des solutions pas pour le PASTEF mais pour le Sénégal vous devez le couvrir yéen ngay dem di couvrir Tartampion ba nga xam ne ni kenn xamu ko parce que soi-disant dafa teg benn bâche ci ginnaaw beige marron nga ne da ngeen di ko couvrir ak suñu ay impôts les caméras les micros l'essence de la RTS c'est des impôts des Sénégalais donc yooyu yëpp dafa rafetul man waxuma ngeen couvrir activité Khalifa Sall mais quand Ousmane Sonko lance un livre il propose des solutions au peuple sénégalais mais il faut le couvrir loolu mooy une télévision publique donc yooyu yëpp opposition dafa ci am intérêt diisoo bañ a réeroo parce que nit ñi suñu foog ne ni non du ma ñëw parce que doxum ñaxtu bi pour que Karim Wade dellu si waat Sénégal la wala doxum ñaxtu bi pour Khalifa Sall gën a ci kaso bi du ma ñëw ci doxum ñaxtu bi loolu du opposition te Abdoulaye Wade lu tax mu gagné woon parce que jamonoom opposition nangu woon na am unité lu ñu munti wax candidature unique jamono Niass jamono Ousmane Tanor Dieng amoon na unité parce que dañu doon daje kër Amath Dansokho mais tey opposition bi ana unité am donc loolu man am na ci mission bu ñu ma dénk te fas yéene naa si sol suma dàll dem seeti opposition bi parce que ñoom ñëpp ñëw nañu ma seet ci kaso bi ñoom ñëpp ñëw nañu am na ñu ma gis am na ñu ma gisul wante dégg naa lépp gis naa lépp maa ngi leen di ci gërëm leen di sant ñoom ñëpp dem nañ seeti Khalifa Sall donc ñun ñëpp benn lañu nous sommes embarqués dans la même barque te ñoom balaa ñu xam ko suba su Macky Sall defee lu mu def mooy taxaw ne diw du candidat ñun duñu boycotté mukk parce que boobaa ñun lu ñuy liggéey mooy Macky Sall tamit jóge fi te dina fi jóge incha allah donc tey ñoom tamit dañu bàyyi xel ci il faut que ñu am unité bi dafa am solo il faut que ñu am unité parce que ci unité la ñuy mën a construire l'avenir ku nekk xool sa morom lu mu am ci force ak ci faiblesse nga jëm ko compléter ko ci mën a dimbali ci lu muy dox nga mën ko ci dimbali parce que man je passionné wu ma boycotté élection présidentielle jamais de la vie waaw. lu ñu dese woon ci waxtu jeex na dañu lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo ak mbokk internet yi la doon seetaan ci biir Dakaractu TV. mais maa ngi leen di gërëm d'abord leen di sant ci invitation bi muy opportunité. di leen di jégalu nag parce que kaddu yi moom des fois moom xam nga rek Barthélémy Dias su yëkkati ay kaddu wante internet yi xam nañ ma man nii na ma yàlla bindee ku nekk nu ko yàlla bindee jéemu ma nekk Massamba jéem ma nekk Mademba bugguma Mademba wala Massamba doon Barthélémy Dias wante ñu ngi jégalu ñëpp ci kaddu yi wante ñun lépp lu ñuy wax dañ koy tibb ci xol yi ndax lan jéem a defar. mën nañ juum nag wante yéene bi moo fi nekk yéene bi ñun dañu bëgg Sénégal ëllëg mu nekk référence ci àdduna bi yëpp mu nekk référence ci démocratie président Macky Sall tamit dina bokk ci ñu nga xam ne maa ngi koy interpellé na xoolaat taxawaay ji parce que chaque fois dama koy wax il est d'abord père de famille na bàyyi yi muy def da ko bàyyi parce que Sénégal xamul fayonto da ko bàyyi magistrat yi nga xam ne tamit maa ngi tudd chaque fois su amee ci magistrat yi ñu nga xam ne ni dañu foog ne ni dama leen manqué respect manqué biralaat fii du man ak ñoom parce que ñoom ci lu ñuy yëngatu ak man ci lu may yëngatu bokkul ñoom askan bi moo leen fi teg pour ñuy atte man ci lu may yëngatu ñun dañuy xëccoo ñun ci lu ñuy yëngatu dafa am ay parparloo moo tax su may yëkkati des fois ay kaddu yu may yëkkati du par rapport ak ay nit par rapport ak ay jikko la par rapport ak ay toogaay la ay taxawaay moo tax maa ngi leen di ñaax dañu bàyyi xel ci yaakaar bu ñu teg seen loxo
moo xam parce que man xawma peut-être lépp fonctionnement magistrature mais waa UMS ñoom nee nañu ñoom dañuy xeex pour que magistrature Sénégal ñu mën a indépendant mën na leen justice su Sénégal jox na leen indépendance ba pare kon dama leen di ñaax rek na ngeen ko jàpp foofu bu baax a baax a baax te na ngeen xam ne ni que ëllëg fu ngeen gëstu yéen waa UMS di ngeen gis askanu Sénégal bu leen may kenn xoxatal leen bu leen tiit bu leen saalit bu leen ragal fu ngeen taxawee ñu taxaw seen ginnaaw lenn rek lañ leen di ñaax na ngeen àtte te yàlla tax man Barthélémy Dias su ma waxee lu ma narul wax na ngeen ma daan lu ngeen di ma daan nangu naa mais bu leen ma daan parce que il faut ngeen xoqatal ma parce que man ku may xoqatal nee naa leen kuy jur yaayam juddugul te lu ma naroo wax dinaa ko continuer di wax donc ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi jégalu ñëpp nag di jégal ñëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm sax te di ñaanaat tamit encore Sénégalais yi nañu góorgóorlu parce que lu ñuy dox nii ëllëgu Sénégal donc na ku nekk bay waaram te am nañ yaakaar léppay jëm kanam incha allah. d'accord yéen ñi tamit doon seetaan Dakaractu di moo nekkoon suñu waxtaan bi ñu seqoon ak maire bu Mermoz Sacré-Cœur di Barthélémy Dias di leen jaajëfal ci teewlu bi jox leen dig daje beneen yoon ak beneen invité.